dibeer ñaar fukki fan ak ñaar ci gàmmaatum ji nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaar yi marax gi des si réewum Sénégal te am fi xëy mu mucc ayib lu mel ni mbay mi ba gis sa bopp lu mën a nekk la loolee di ab nataal boo xamante ni bi mën nañ ko jàppee nataal ki nga xam ne moo di Mouhamadou Ali Sall mi nga xamante ni bi mu nga bawoo si diwaanu Thiès weer ay gànguwaayam sa foofe sa Ndar si vallée ba di fa liggéey ginnaaw boo xamante ni bi nag liggéey na fa liggéey bi mucc ayib nekk roy waaye ngir tout tànk yëpp mën a roy si ñoom daje naak Momar Alice Niang ak Mokhtar Seck. am ci lu tollook fanweeri at di ndaw ku jàmbaare Mouhamadou Aliou Sall moom bokkul ci ñi nga xamante ni dañoo jàpp ni pour ñu tekki faw ñu génn ci même réew. jóge Thiès ça fait 5 ou 6 ans ñëw fii investir ci agriculture maa ngi commencé 0,30 ba actuellement tey bu ñuy wax les leaders ci agriculture ci département Podor man dañ ma siy tudd. une hectare soble boo ko bayee tey mën nga am rendement ba 700 sacs ou 800 sacs si tu as 700 sacs am nga boo jaayee sac 10 000 am nga 7 millions. kilifa yi nga xamante ni ñoo boot kuréelu baykat yi di CNCR ñoom jàpp nañ ni nguur gi ci boppam dafa war a yokk ay matuwaayam ba ndaw yi nga xamante ni nangu nañoo bay mu gën leen a taxaw. wóor na ma xale yu fiy nekk wóor na ma suñ leen dimbali moo gën fu xalaat même tukki buñ jaar yoon lu dul gaal moom jël gaal di dem di wax naa agsi wala du ma agsi loolu man mënu ma si ànd loolu ma tax man damay bamtuwaat si benn wax boo xam ni xale ñu bokk si seen li ñu wax nee nañu nañu def si suñu réew ñu liggéey si suñu réew ñu am si suñu réew. ñii nga xamante ni nag ñoo di kilifa sayet yi nekkoon ci tournée ci diwaanu Podor ñoom xamle nañ ñu mbay mi daal xale yi ci biir réew mi mën nañ cee am lu bëree bëri. xale yi nga xam ne dañuy bëgg jël ay gaal di dem bëgg a dem Espagne wala Europe wuti fa liggéey wane na Sénégal gii boo fi toogee am na li nga xam ne boo ci liggéeyee mun na am ëpp fuuf li nga xam ne di nga ko jëli Espagne. di ab yaakaar rek que ni woote boobu ndaw yi dañu ko dégg ngir nag ñu dakkal dem bi ñuy dem ci gaal yi ngir yaakaar ni seen ëllëg ca bitim réew dong lañ ko mën a defaree. Momar Alice Niang ñu mel ni Mouhamadou Ali Sall moomee tax Cheikh Issa Sall mi nga xam ne mooy président bu mouvement ADEM naan ñi jël gaal gi di mbëkk wutali biti réew duñu layee ne liggéey amul fii si réew mi ndax suñu ëpp sax dañuy bàyyi seen liggéey wan ko ginnaaw dem biti réew te seen bakkan mën na ci des waaye li ñu war a def kay moo di leen ñaax ba ñu mën a def fii si réew mi ban fa mën fee liggéey bu mucc ayib ba mën see gis seen bopp ay kàddoom ñu teewlu ko si micro Mountaga Kane. parce que ñu bëri dañuy wax naan ay dañuy dem parce que amuñu liggéey. mais ñun de fii li ñu fi gis moom si wàllu surtout wàllu dëkku géej gi dëkku ndox yi nit ñi demuñu parce que amuñu liggéey parce que man am naa ay mbokk yu bëri ñu ma jege ñoo xam ne dem nañ te bi ñuy dem bàyyi nañ fi ay gaal bàyyi nañ fi ay moteur bàyyi nañ fi liggéey bàyyi nañ fi situation boo xam ne vraiment nit mën na si toog suturlu waaye malgré tout bàyyi nañ ko fi ñu dem kon ñooñu mënuñ wax ne dañoo dem parce que amuñu liggéey. moo tax ñu ne ñun première solution bi ñu gis ci mbir mi mooy sensibilisation waxtaan ak nit ñi daal xool exactement lan la ñu xool ensemble nu ñuy fexe ba ñoo ñëpp doole yooyu nga xam ne réew mi da koo soxla xam-xam yooyu nga xam ne réew mi da koo soxla ndaw yooyu nga xam ne réew mi da koo soxla ñu mën a des ci dëkk bi surtout que nag ñu ngi jóge ci pandémie boo xam ne dafa daaneel suñu économie bi président Macky Sall tëral lu ñuy wax PAP 2A bi ñu war ci wéeru pour dem ci ay croissance de 13% en 2022 loolu mënuñu ko def bu fekkee ne sunu ndaw yi dañoo génn dëkk bi dem. ñu dellu Ndar dellu si mbay mi ak waa SAED ñi nga xam ne dañuy yëngu ngir ab mbay mu gën a bijjeeku si Sénégal foofee sa diwaanu Ndar Géej ñoom nag ginnaaw wërngal bi nga xam ne amal nañ ko sa Podor di xool li nga xam ne moo jëm si nawet bi ak ni mu demee foofee si diwaan ya mbégte gu sax dàkk la ñu am ginnaaw boo xamante ni bii gis nañu ne résultat yi nga xam ne am nañu ko di li tukkee si mbay mi Aboubacar Sow mooy ki nga xam ne moo jiite googule kuréel di SAED ñu teewlay kàddoom si micro Momar Alice Niang ak Mokhtar Seck. bi ñëwee Podor quand même gis nañ fi lu dal xel lu njëkk yëpp mooy lu tollook juróom benn junni hectare ak lu teftal donc ñaari téeméer bay nañ ko fii donc ci nawet bi ci biir loolu boo ko yokkee li nga xamee ne bayee nañ ko ci noor bi moom mooy presque tolloon na juróom-ñeenti junni yu toftal juróomi téeméer hectare
donc dafa mel ni fii béy nañ fi tolloog 50 hectares yu teg loolu am solo la ci biir Podor. alors ci biir loolu aussi ceeb bi ñu gis bi ceeb bu rafet la wax dëgg yàlla yaakaar nañ ne bu ci cat dugul mun na am donc ñu amee rendement ay production donc yu am solo ci loolu nag aussi am nay jafe-jafe kay ñu ci gis nawet bi yàlla def na ne ren taw na lu bëree bëri mbën nañu am na bu baax waaye loolu aussi dafa indaale aussi ay yenn jafe-jafe mooy donc ay gunóor ñoo ci àndaale gunóor yooyu nag yenn saa yi bu ñu duggee ci ceeb bi dañ koy yàq parce que dañ koy mucc bu demee fi ceeb bi nga xam ne commencé na focc dañ koy mucc donc problème lañ ci biir loolu conseil agricole yi discuté nañ ci ak baykat yi wax leen ban produit la ñu war a wut pour mun ko traité am ñi nga xam ne commencé nañ ko jënd ñu ngi traité traitement bi indi na ay résultats. jóge Ndar del si Ndakaaru wutale Grand Dakar ak mouvement bi ñu duppee Gilets jaunes ñoom nag dañoo xëy woon ab seetal mbale mu yaatu ngir mën a ngilaati mboolem fi nga xamante ni bii mooy seen gox yooyu nga xam ne ñoo nekk sa diwaan ba ak salte gu mu salte ñoom kuréel googu di wuyu si Gilet orange dañoo takk seen digg ngir lépp gën a mucc ayib jubluwaay gi genn la moo di fexe ba lépp loo xamante ni mbalit la rawatina li nga xam ne moo jëm ci wàllum plastique du nekk di seen gox yi ñu ànd seeg Youssouf Konté ak Seydina Mbaye yi nga xam ne demoon nañ fekki leen. góor jigéen mag ak ndaw ñëpp bokk ci mouvement Gilet orange ñu génn di for ay déchets plastiques yi nekk ci mbedd Grand Dakar yi. dañoo taxaw temm def seetlu ne fii di ñaari tali Grand Dakar ak Biscuiterie rek yeneen gox-goxaat yi foo dugg rek yaa ngi gis déchets plastiques yaa ngi wasaare de façon intentionnelle maanaam tayaf la te déchets plastiques yooyu dafa renfermer ay njeexintal ya nga xamante ne. baaxul ci suuf si baaxul ci jaww ji baaxul ci environnement de façon générale loolu moo tax ñu ne ñun ña nga xamante ne ñoo duppee suñu bopp Gilet orange Sénégal dañuy prendre suñu courage à deux mains def tous les dimanches la lutte contre l'insalubrité à ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie avec les Gilets orange Sénégal. ñu boole ci ay autorités waaye daanaka gisuñu fa kenn mouvement Gilet orange. di sàkku ci jëwriñ yi nga xam ne moo ŋànk wàllum alam bi mu fexe ba doxal loi bi nga xam ne mooy tere sachet plastique yi ci suñu réew. na ko appliquer en rigueur faw ñu jël ay mesures drastiques ay mesures draconiennes ñun loolu la ñu xam wax donc du faj dara faw ngay mettre les choses en application population bi xam ne lii nii kat lu strict la mu xam ne lii nii kat conséquences yu néfastes lay jur mu mun koo moytu. mouvement Gilet orange bëggul yem ci Ndakaaru kese jëf yi ni mel mu ngi koy bëgg a wasaare ci biir Sénégal yépp. waaw góore waa Gilet orange waaw góore it médecin yi nga xam ne ñu ngay wéy di xeex ak mbasum coronavirus si tolluwaayam si réewum Sénégal bisu tey lu toll ak ñeent fukk ak juróom ñooy ñi nga xam ne ñoo tëdd jamono ji si lali l'hôpital yi tey jàngoro ji teel leen ginnaaw xayma bis bi nga xam ne def nañu ko si juróom-ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari test yoo xam ne def nañu ko fukk ak juróom ñoo si am yees wopp ji di coronavirus ñeent ñoo xam ne xam nañ leen ko wàll fukk ak benn yoo xam ne xamuñu fu ñu ko jëlee fukk ak juróom-ñeent ñoo xamante ne bi ay jarag lañu maanaam wér nañ si jàngoro ji ak benn boo xamante ni bi jamono ji jàngoro ji lottal na ko ñu wax si leen di bërëbu fajukaay boo xamante ni bi moom la ñuy wax polytechnique sa diwaanu Tëngéej si Rufisque Ouest la lu toll si ñaar téeméer ak juróom fukki million lañ ko liggéeyee si jàppandalub organisme bi nga xamante ni bi moo di IHCO di ak kuréel goo xamante ni bi dañoo takk taxawal ngir jàppale mboolem soxna yi ak tout tànk yi si wàllum wér-gu-yaram loolee nag daal di daloo ki nga xamante ni bi moo di ambassadeur bu yees bu Émirats arabes unis fii si réewum Sénégal nee nañu lépp yemb na si wàllum jumtuwaay ngir ñu mën koo daloo la ñuy xaar rek moo di ndigalu kilifa yi Babacar Seck. commune bu Rufisque Ouest dina dalloo ab polyclinique boo xam ni ñu ngi ko jagleel jigéen ñi ak tout tànk yi l'hôpital boobu tabax nañ ko ba pare te am lenn ci ay matériel ñi ko fa def mooy organisation qatari bi di IHCO. xaalis bi nga xam ne moom lañ ci def mooy effectivement li commencé si jënd terrain bi équiper construire et équiper loolu daal ñu ngi ko xayma ci ay 250 millions comme ni ma ko waxee ñaari phase la première phase bi moom mooy li nga xam ne moo aju ci santé xale yi beneen phase ak santé maman yi xam nañ ne ñaari phase fànn yooyu par exemple secteurs yooyu buñ fexee ba prendre leen en charge ci wàllu santé rek mën nañu wax ne jéego nañ jéego boo xamante ni bu am solo la. ambassadeur bu bees bu Émirats arabes unis fii ci Sénégal génnam bu njëkk mu ngi ko amale ci Tëngéej loolu di wone diggante bu ratax diggante ñaari réew yi. أتوقع هذا الجمع الطيب
li ñu fi dajale tey mooy wone cër bi nga xam ni Émirats arabes unis am na ko ci Sénégal lëkkaloo bi dox ci sunu diggante ñaari réew yi bokk ci gën a dëgër ci Afrique en tant que ambassadeur Émirats arabes unis dina gën a liggéey ngir diggante ñaari réew yi gën a ratax. commune bu Rufisque Ouest bi nga xam ni polyclinique bi foofu lay nekk maire ba mu ngi xamle ni dinañ jàpp bu baax ci yorin bi. lépp loo xam ne maire bi mën na ko ci dina ci jàppale ñii am nañu moyens yi sax ndax du tey lañ ko jëkk a def mais nag kenn duñu dimbali ba pare ñu ñu téye suñuy loxo lépp loo xam ne mën nañ ko ci aussi dinañ ko ci def. ambassadeur bu Émirats arabes unis dina waxtaan ak kilifa yi yor wàllu wér-gu-yaram ci réew mi ndax paj mi mën a tàmbali ci ni mu gën a gaawee ci polyclinique bu bees boobu. Babacar Seck jaajëf ñu wax ci wàllum politique di lëkkaloo gi dox diggante Idrissa Seck ak ki nga xam ne moo di président Macky Sall. Idrissa Seck nangoo nekk président conseil économique social et environnemental ndax ay calcul politique la wala bon aw wuure woo xamante ni bi daanaka ku nekk day jéem a nax sa morom loolee la ko jàngatkat bi docteur Ousmane Kane Xuma daal di jàngatee moom mi nga xamante ni bi maître conférence foofee sa université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak faculté bi nga xam ne fa la ñuy jàngee wàllum yoon ak yoonal janoom ak Mamadou Ibra Kane mu ngay wax naan seen lëkkaloo bi ñoom nag daa mel ni dëgmal ga moo di élection présidentielle yi ñu dëgmal atum 2024 jukki waxtaan wa ak Abdourahmane Di. Idrissa Seck Macky Sall Idrissa Seck palub njiitu réew mi ci kii nga xamante ni moo jiite parti bii di réew mi ci boppu conseil économique social et environnemental doon na li nga xamante ni doonoon actualité ci ayu bés gi ki nekkoon ci kujje gi nekk tey ki nga xamante ni moo di ànd ak nguur gi muy lu docteur Ousmane Xuma jàpp ni coup de maître la ci ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi Macky Sall ci li mu tuddee diggante ñaari ñi jeu d'échec boo nga xamante ni pari bi moo di élection présidentielle u atum 2024. Alors Idrissa Seck pouvait choisir soit le statut du chef de l'opposition. boo seet ki nga xam ne mooy Idrissa Seck ñaari option la amoon bu njëkk bi mooy mu doon li nga xam ne moo jiite opposition bi wala beneen option bi mooy fexe ba dugg ci gouvernement bi te nekk ñetteelu personnalité bu réew mi moom nag option bu mujj bi la tànn te booy seet parti réew mi dafa doon parti bu am doole ci wàllum élection te xam na la mooy élection te li ni mel jàpp naa ne war na mën a indil lu bari coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yi nga xam ne moom lañ dëkkmal waaye nag lu jëm ci wàllum 2024 man jàpp naa ne Idrissa Seck bàyyiwul ba léegi mbébétam nekk li nga xam ne mooy président bu Sénégal loolu nag foog ñu xaar ñetti at yi jeex rek ngir ñu xam ba xam moom wala njiitu réew mi ñooy diriger li nga xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar waaye lu ci mënti am rek mooy daal foog ñu xaar ba mbir mi jege si ngir ñu xam luñ ci mën a jàngal. ou pas là aussi c'est l'avenir qui nous dira. mu wuute xalaat kon ak ñu bëri ki la nga xamante ni maître de conférence la ca faculté des sciences juridiques et politiques ca UCAD jàpp na ni ki nga xamante ni moo jiite parti réew mi xalaatul woon ginnaaw benn yoon yéene gu mu amoon ci jiite réew mi daanaka Idrissa Seck mi ngi fàttaliku ay leçon wu kii nga xamante ni moo nekkoon royukaayam di Pape Bissoppi moom maître Abdoulaye Wade nga xamante ni ci atum 1991 nekkoon na ministre d'État ci wetu njiitu réew ma woon di Abdou Diouf ci ab gouvernement élargi. L'entrisme d'Abdoulaye Wade avait. ku fi nekkoon nag njiitu réew bu Sénégal di Abdoulaye Wade ba muy dugg ci gouvernement bu Abdou Diouf loolu am na lu bari lu mu ko mayoon parce que booy seet ci gannaaw li ni mel Sénégalais yi xam ne moom war na mën a nekk nitu jàmm te tamit war na mën a doxal lu jëm ci wàllum état te Sénégalais yi dañoo bëgg loolu yëpp ci nit koo xam ne dafay jiite réew moo tax ñu téye ko seen bopp Abdoulaye Wade ci noonu la jaaree ba fexe ba jël li nga xam ne mooy nguur gi. chance d'être élu. pouvoir présidentiel bu ëpp doole yeneen pouvoir yi. loolee la kii nga xamante ni maître de conférence la ca faculté des sciences juridiques et politiques ca UCAD seetlu nee na fii ci Sénégal wante docteur Ousmane Xuma ngi yeggal présence wala teewaayu électorat bi maanaam askan wi wote nga xamante ni ci ay kàddoom du ñu nangu benn yoon lii di ay dérapage. moom docteur Ousmane Xuma jàpp ne dool yi nga xam ne njiitu réew mi président Macky Sall am na ko te yoonu réew mi jox ko rawatina sartu ndeyu réew mi di constitution bi dafa bëri lool daanaka mën nañu wax ne ñu ngi ci dëgg-dëggi régime présidentiel jamono ji président mooy buur di bu mi ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Mamadou Ibra Kane.
La difficulté que nous avons, c'est de... fii nag boo seetee ci Sénégal njiitu réew mi dafa am doole loolu ndax booy gis amul sax contre pouvoir kenn koo xam ne war na mën a jàmmaaloog moom ci wàllu woowee ndax nag ci wàllum constitution njiitu réew mi moom moo am yoon fal ki ko neex ci wàllum emploi civil wala militaire te tamit moom it mooy jiite li nga xam ne mooy majorité parlementaire te li ni mel day tax assemblée nationale nu mu war a taxawee rôle am du ko def yii yëpp nag di tax njiitum réew mi daal boo seetee kenn du ko mën a sax contrôler ci action am loolu nag mu nekk luy nasaxal lu jëm ci wàllum beneen mbir tamit moo jëm ci wàllum conseil constitutionnel boo seetee njiitum réew mi bis bu bëggee amaat ñetteelu mandat jaarale ko ci conseil constitutionnel jàpp naa ne boo deful nànk conseil bi dina ko dëggal ndax gisuma ñu mën a am taxawaay boo xam ne dinañ neenal li ni mel yëpp di fësal nag Sénégal moom booy seet ku jiite réew mi dafi am doole loolu. centre du pouvoir, celui qui décide de tout. jaajëfal ko Pape Ibrahima Ndiaye mi daal di teg ki yooyu les kàddu si kàllaamay wolof jaajëfal leen mbokk si teewlu bi jaajëfal mboolem équipe technique bi jàpp si liggéey ba mu yemb liñ na war jot na 5 waxtu la total ak Mamadou Ibra Kane fare na beneen boor ba yegg si na Mamadou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Cheikh.